bienvenue sur Sud FM Sen Radio, bienvenue à votre émission Keppaar gi, la cérémonie de gradation des leaders BGV TAB. Thème sur le retour des valeurs maa ngi ko doon wax léegi rek ginnaaw bu nga xamee ni ñu doon tàmbali suñu émission Keppaar gi ñu am mbégte ak bànneex di dalal Jean-Paul Ndiaye ak Cheikh Ahmed Tidiane Diallo di ñaar ñoo xam ne nag waaye xarala la ñu bokk ci ni nga xam ne noonu la ñuy lëkkalewee wàllu liggéey boobee. wax naa ko léegi itam ci ndorteel li nga xam ni moom laa doon wax di ko biral rek bi ñuy tàmbali BGV TAB mooy bureau à grande vitesse travail application business. tey jii nag ñuy daanaka rek joxe ay lijaasa ci wàllum graduation tey jii la 29 octobre ci Champs Prestige à partir de 17h tey jii la kon nag loolee yëpp dañ ciy dellu siwaat ci kanam tuuti waaye ginnaaw bu ñu dalalee di gërëm ki nga xam ni moo yore wàllum lëkkale bi communication bi di suñu doomu ndey Abdou Aziz Wane ñu ngi am mbégte ak bànneex nag di jàkkaarloog suñu ganu tey jii waaye kon nag dañ leen di daal di nuyu ku ñuy jëkk a jox kàddu gi rek daanaka si li nga xam ni moom la ñuy bayee waaru tey di ko tàmbali moom moo di Cheikh Ahmed Tidiane Diallo daal di xëch voilà Cheikh asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu. aleykum salaam kilifa gi ñu ngi lay ziar. di amaat mbégte ci dalal bi ngeen ñu dalal. fii ci Sud FM. Thiès 102.2. di profiter occasion di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy les auditeurs et les auditrices de la rajo Sud FM. di nuyu aussi ki nga xam ne mooy sama collègue sama naataango monsieur Ndiaye mi nga xam ne responsable la ci biir BGV TAB. di nuyu également monsieur Wane mi nga xam ne mooy chargé de la communication donc vraiment di am mbégte bu baax a baax merci. voilà merci Cheikh kon nag si loolu wax nga ko léegi am na koo àndal di sa naatango sa collègue di monsieur Ndiaye Jean-Paul ñu ngi lay nuyu salaamaaleykum. maaleykum salaam DJ Mbaye maa ngi lay nuyu. di kontaan ci invitation bi. di aussi nuyu ñi nga xamante ne tey jii samay naataango lañ muy Cheikh Ahmed Tidiane Diallo xëy nuyuwaale aussi Aziz suñu naataango la di nuyuwaale aussi ñi nga xamante tey jii mooy auditeur wu Sud FM kontaan nañ bu baax a baax di leen wax asalaamaaleykum. voilà merci ci kanam tuuti daañu ñëw ci thème bi parce que dama doon wax léegi bi ñuy tàmbali émission bi le retour des valeurs émission bi loolu rek lay biral di ko dox di ko jëfee chaque jour di ay thèmes yu ñuy faral di andi te loolu bokk na si seen thème mu tey ji retour des valeurs muy contexte cérémonie graduation leader BGV TAB dinañ ci ñëw Aziz yow tam dama lay nuyu yow moom doo fi gan yow suma naataango nga yàgg nañu liggéey si lu bëri salaamaaleykum ñu ngi lay dalal jàmm. waaleykum salaam wa rahmatullah di Mbaye yow yàlla def na xamante nañu bu yàgg. n'est-ce pas c'est que aussi lu rafet. Sud FM également du ma fi gan donc bi ma fi ñëw depuis temps étudiant la woon. may diriger mouvement étudiant ci laay ñëw donc am lëkkaloo bu ma defoon ak yéen boobu ba léegi mu ngi continuer ëpp na 10 ans. donc ñu ngi lay nuyu di rafetlu vraiment invitation bi ñu invité ci plateau bi di nuyu également sama collègues yi notamment Cheikh Ahmed Tidiane Diallo di nuyu également Jean-Paul Ndiaye ak l'ensemble donc de BGV TAB. merci. voilà merci donc Aziz Wane rapidement damay ñaan Cheikh nga conceptualiser un peu li nga xam ne moo leen fii andi d'abord c'est quoi BVG TAB mooy lan. bon BGV TAB. buñ koy définir mën nañ ne structure de formation la. d'appui à la création d'emplois et au développement des micro-entreprises. maanaam day recruter ay ndaw tàggat leen ci biir tàggat bi mu fexe ba ñu am ci lu ñu jàpp maanaam ñu am xëy moo tax ñu naan formation la boo xam ne théorie ak pratique la ci biir xëy bi aussi ñu defal leen lu ñuy woowee benn plan de carrière di leen gunge. pour que ñoom ñu dem ba war a mën a nekk seen propre chef d'entreprise. comme tey ni ko yàlla dogalee ci ñun ñi fi toog muy man muy monsieur Ndiaye mi nga xam ne seen tàmbali ci business bi. foofu lañ ko defee ci biir structure boobu. jamono di dox ba benn moment ñu gën ko yeesalaat. yokk ci TAB bi muy travail application business. donc ci gàttal daal pour wane ni. structure la boo xam ne jàppale ndaw ñi tàggat leen
mettre ci ñoom ay valeurs surtout yu leen mën a permettre bu ëllëgee ñu mën yor seen bopp yor seen njaboot yor seen askan. contribuer ci développement réew mi. waaw Cheikh foofu ñu taxaw tuuti donc day wane ni jafe-jafe la n'est-ce pas wàllum liggéey ndaw yooyu. da ngeen ci def ay gëstu xanaa wala. waaw xam nga depuis fort longtemps ñëpp xam nañ ni liggéey ndaw fléau la ci réew yu bari. rawatina aussi Sénégal parce que yàlla moo dogal ci suñu biir réew la majorité nekk ay ndaw moo tax lu état def dina am luy des. te ñun dañu bokk ci ñi nga xam ne dañuy faral di wax ne réew mi suñu réew la. donc dañ ci am pàcc dañ ci am responsabilité moo tax bu yàlla defee nag li mel judd parce que boo defee tuuti jeunesse bi. balaa lii lépp dafa am loo xam ne moom moo njëkk a xew muy benn structure bi ñu wax Kanakaar bu canadien yi andi woon fii ñu formé tey ñoom foofu lañ leen formé woon waaye dañ dem ba ñun ñu fexe ba sénégaliser ko c'est-à-dire. dem ba ñu formé ci ay sénégalais ñu xool ñun valeurs yi nga xam ne moom lañ fi am moom la fi mag ñi bàyyi ñu ne ñun leen di jël lii forger ko ci biir formation bi pour jox ko suñuy ndaw. donc ñu gëstu ci gëstu bu yaatu ba yëpp taxaw mu taxaw donc pour wax ni loolu moom mooy vraiment li nga xam ni moo undu li ñuy liggéey jëme ko ci ndaw ñi pour mu mën a avancer. voilà Cheikh wax ngeen ko sax ci seen bàkk bi. La problématique de l'emploi des jeunes, un défi universel qui se pose à tous les gouvernements. Donc, umpul suñu réew, n'est-ce pas? Non, nous faisons partie des pays du tiers monde, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà, mbokk yi ma leen di fàttali donc le nouveau sponsor de votre émission Keppaar gi donc ñoom la ñu nekkal tey jii BGV et TAB ñuy waajal lu am solo dégg ngeen nag Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ubbite bi nga xam ne def na ko ci genre contexte bi justification bi itam dina ci am solo ci loolu laay wëlbatikoo donc si monsieur Ndiaye Jean-Paul voilà ginnaaw bu nga xamee ni Cheikh wax na ba conceptualiser un peu li nga xam ni moom moo leen tax a jóg yan jumtuwaay tey jii moom ngeen jëfandikoo ba yegg si fii tey jii maanaam jàngat beeg cheminement beeg ba tey ji tax ba ngeen mën a taxaw am sañ-sañu ak yelleefu ni lii maanaam seen mën-mën la ak seen pas-pas. merci beaucoup Didier Mbaye donc jumtuwaay yi ñuy gën a utiliser bokk na ci vraiment formation. formation boobu nag dañ ko def tout simplement pour mën a gën a wane ne donc nit mënul dem sans formation. kon il faut nga am formation première des choses pour nga mën a dem. et ci biir formation boobu nag comme ni ko suñu naataango bi waxee Cheikh Ahmed Tidiane Diallo donc formation la boo xamante ne transmission des valeurs la en même temps kon il faut ñu andi aspect formation pour wane ndaw ñi ne il faut ñu xam dara jàngal leen aussi ñu gëm seen dëkk gëm aussi liggéey mais aussi ñu sérieux loolooy tax aussi Sénégal lu mu soxla ci richesse wala aussi avancement mu mën ko am. kon ndaw yi il faut ñu conscient ci côté formation ci côté liggéey ci côté vraiment gëm sa bopp gëm fi nga dëkk jumtuwaay loolu la ñu gën a utiliser surtout aussi bu ñu xoolee suñu système de travail dafa bari ay pàcc. ok donc dañu laal ci côté bu nekk dinañu laal ci liggéey dinañ laaj ci yow ni nga war a mel pour mën a liggéey dinañ aussi laal ci yow vraiment gëm yàlla bi nga war a am pour nga mën a gëm liggéey gëm sa dëkk pour nga mën a am dara loo xam da nga ko mën a andil sa dëkk donc ñun aussi suñu point fort bokk na ci ñu xam ne suñu dëkk rek la te ñun ñoo ko war a mën a liggéey kon war nañu mën a andi lépp pour mën a vraiment développer suñu dëkk kenn mënul jóge fenn pour mën ñu jàppale pour ñu avancer ñun ñi nga xamante ji ay ndaw lañ nekk au niveau du Sénégal ñoo mën a liggéey suñu liggéey ba mën a jot li ñu soxla fii Sénégal. kon loolu moom bokk na ci jumtuwaay yi mooy formation bi ak aussi qualité vraiment intérieure yi nga xam moom la ñu dugal ci nit ki c'est pour aussi ñu mën a avancer. J'ai envie de poser une question fan ngeen toll ci liggéey mais jotagul xëy na bu ñuy ñëw ci cérémonie graduation bi bon chargé de com Aziz su fekkee am nga dara loo ci yokk mais sinon dina am solo tam ngeen wax un peu si wàllu maanaam yan xeetu jeune mooy ñooy seen cible yéen yan façon. Cheikh monsieur Ndiaye ku ci tontu ko baax na fan ngeen ci toll quoi.
waaw ak niveau d'étude beeg ak lan la laaj. exactement loolu mooy suñu spécialité. suñu différence entre ñun ak yeneen structures yi. parce que wax naa ko léegi nee naa les structures de formation la d'appui à la création d'emploi. maanaam c'est vrai que dañu am cible dañuy wax suñu cible mooy jeunes yu am 18 à 35 ans. 18 à 35 ans. mais il nous arrive souvent. de voir des personnes yi nga xam ne ils ont beaucoup plus âgés mag lan mais physiquement dañu taxaw. ñooñu du leen négliger dañ leen di intégrer ci biir boîte bi. dëgg la suñu cible jeunesse bi la mais képp koo xam ne am na kàttan am na wér bu bëggee intégrer ci biir boîte bi duñ ko tëjal porte. loolu benn précision la ñaareel bi aussi mooy comme ni nga ko waxee ci wàllu niveau duñu def négligence ci ñi nga xam ne tamit peut-être seen njàng soriwul parce que tey boo xoolee suñu réew bari na ci jeunesse bi nga xam ne macha allah ñi ngi fi mais amuñu chance. jot a jàng kon bu ñu sukkandikoo rek suñu jàng fàtte ñale peut-être suñu objectif duñ ko mën atteindre. moo tax di nga gis tey ci biir liggéey bi ñu former koo xam ne peut-être njàngam soriwul. mais à travers formation bi ñu koy defal dem na ba mu mën a tolloog niveau ak ñi nga xam ne ñoo jàng ba mu mën def liggéeyam normal. kon foofu tamit dañu xaw a sous-estimer un peu niveau bi mais ku ñëw ak niveau boo mënti am dañ lay jox sa cër former la teg la ci conditions yi tax nga war a mën a avancer bu laajee nag ñu defal la renforcement des capacités. ci li nga manqué ci wàllu njàng ñu def ko ci yow donc loolu la ñuy doxalee suñu mbir. pour wax la ni du ñu négliger kenn du ñu discriminer kenn loolu lépp dafay delluwaat ci wàllu valeur yi. voilà parce que nit mën na jàng am loolu ak loolu. mais am ay valeurs yoo xam ne manqué na ko. ba loo ko dénk mu ñagasal ko. vice versa le contraire tam. voilà nit mën na bañ a jàng ba pare am ay valeurs yoo xam ne mën na ko transmettre keneen. mu ngoog mutualité bi quoi. voilà donc loolu rek mooy li nga xam ne moo ci am solo. voilà monsieur Ndiaye oui. voilà donc lu am solo la déjà aussi suñu collègue bi wax na ko. donc ñun du ñu négliger kenn. ndax lan parce que aussi dafa nekk loo xamante ne ñun dañu foog ne formation bu ñu def war nañ transmettre ku nekk valeur yi. nit ki nga xamante jàngul duñ ko négliger parce que yow li ngay am xam-xam bi ngay am ba mën a tekki ci liggéey bi ñun ñoo la koy jox am na ñoo xam dañu jàng ba université bu ñu ñëwee beneen formation bu bees la ñu amaat. ça veut dire que ñi nga xamante ne jànguñu école dañ leen ci xeejal dañ leen di jox seen chance ndax bu ñu ñëwee ñun aussi dañu am liggéey buñ leen mën a jox mooy lan ñu former leen formation boo xamante ne boo leen gisee ci mbed mi doo ñemee ne ñi jànguñu. et lan moo ko waral formation bi nekk ci biir structure bi et ci biir formation boobu nag donc dafa nekk loo xamante ne ñun dañuy miser wu ci valeur nit ki pour gën ko mën a transformer. defar ko intérieur mais aussi li manqué ci boppam ñu mën ko rofal loolu maanaam ñu mën ko jox expérience bi ak xam-xam bi nga xamante ne ëllëg ci biir dina mën a yore ci société. ça veut dire que ñun ku jàng ak ku jàngul lépp moo ci bokk yem. am na ñoo xam dañu dem ba foog ne boo jàngul rek mënoo liggéey ak ñun mais loolu nekku ci am na tey ji ñu nekk tey ji ay chef d'entreprise fii ci biir entreprise bi jànguñu fii ñun ñoo leen jàngal nu ñuy bindee tur. et tey ji ñu mag lañ ci biir liggéey bi tey ñu am ñoo xamante ne aussi ci comme ni nga ko waxee ci âge bi boo gisee ñun duñ dem ba foog ne donc ku ñëw rek war nañ ko defar. moo tax am na ay mag maanaam ñoo xamante ne âgé nañ ñëw ñu jàngal leen former leen ba tey jii ñu gën a dëgër sax ndaw yi et loolu vraiment liggéey bi moo ko andi donc loolu daal moom laa bëggoon a yokk ci loolu di wax ne aussi donc formation bi daal wutul ku mag wala ku ndaw ça dépend rek ci ki nga xamante mooy état d'esprit nit ki bu buggee liggéey bugg a dem bugg a avancer mën nañ ko jox li nga xam moom la soxla. voilà ñu ñëwaat ci spot bi. mbokki Thiès xew-xew bu mag waa BGV TAB di structure buy tàggat ndaw ñi gratuitement ci ay valeur ngir ñu mën a doon seen propre chef d'entreprise ñooy amal cérémonie de graduation bu mag de ses leaders sous le thème retour des valeurs fële ca Sams Prestige kañ lay doon le dimanche 29
29 octobre à partir de 15h sous la présence des autorités administratives locales et religieuses. Donc à vous la jeunesse thiessoise, appelez vite au 77 367 86 10 77 367 86 10 ou le 70 657 49 74 ngir ñu mën la former ba noppi nga liggéey doon sa chef entreprise bu bopp. Occasion bi benn la du doon ñaar. BGV TAB moo leen di gunge former leen ba noppi jox leen ay produits ngeen dugg ci marché bi doon yéen seen propre chef d'entreprise moom seen yëfu bopp. En même temps pour avoir une bonne santé avec un produit de complément alimentaire seen roi de la force et les pommades de cheveux Aïcha nga xam ni seeni éléments yi am nañ ko. képp ku ci bëgg am lu la leer wooteel ci 77 367 86 10 wala 70 657 49 74 dimanche 29 octobre à partir de 15h ci Sams Prestige. ah bés bi du yomb kon mbokki Thiès yéen a aye te ko ayewal sa moome. Sud FM, toujours à vos côtés. Voilà, c'est l'occasion. waaw parce que boo xoolee ci ñeent ndaw yi nga xam ne ñoom la ñu war a nommer jox leen ay lijaasa incha allahu rabbi suba comme ni nga ko waxee fële ca Sams Prestige ay ndaw leen yoo xam ne kenn ku ci nekk bokkut ak sa moroom niveau bi nga toll. déjà loolu day ñëw nekk une confirmation par rapport ak li nga xam ne moom la ñuy wax ci wàllu plan de carrière bi parce que boo xoolee am na si ñaar ñi nga xam ne ci seen statut dañ leen di woowee des top leaders. Pour être top leader il faut que d'abord nga intégrer ci boîte bi def première phase bi nga xam ne mooy phase distributeur jàll nekk leader boo nekkee leader ba former beneen leader si la ñuy wax ne kii top leader la. léegi yow foofu nag yaa ngi liggéey pour mën a jàll à la phase 3 muy assistant gérant. am nañ ci ñaar kenn ku góor kenn ku jigéen muy Mame Assane Diagne ak Sofeetu Kayre. ñooñu nag bu ñu nekkee leader lu ci ëpp lu ñuy def ci ñoom ci côté formation mooy li ñu waxee gestion des ressources humaines. parce que dañ leen di jox équipe boo xam ne ñoom ñoo koy diriger di ko former di leen tàggat di leen coacher donc nag manager yi ñu nekkal ñu leen di gën a ñaax di leen former ci loolu. waaye tey bu ñu defee liggéey boobu ak seen équipe ba remplir critères yi day wane ni vraiment lu ñu doonoon lu leen doon jàngal mokk na moo tax ñu leen di jàllale ci assistant gérant nag foofu da ngay commencer dugg ci volet administratif bu société bi. parce que da ngay accompagner le gérant sur le plan administratif dans le cadre du travail au niveau du bureau donc foofu tamit amoon nañ fa kenn koo xam ni moom la ñuy wax monsieur Mballo bu nekkoon ci étape boobu mais comme dem na ba maîtriser côté administratif boobu expérience bi mat na léegi nag dañ koy jàllale mu nekk gérant. comme aussi am na koo xam ni moo nekkoon gérant parce que tout à l'heure yaa ngi dégg monsieur Ndiaye di ko wax mu ne dañ lay former ba nga dem ba mën a yor sa propre entreprise. yor sa propre say fi bopp waaw. voilà am kenn koo xam ni ñaar ñi ma cité sànq. fu ñu tolloon moom jaar na fa nekk na distributeur nekk na leader nekk na assistant ba mu nekkoon gérant. ci biir gérant boobu mu nekk aussi liggéey na ba tey yàlla jàppale ko ci makkaan bu mu nekk mu fay développé waat beneen gérant. kon loolu day wane ni moom mat na léegi lu mu doon kooku nag dañ koy nommé mu nekk gérant principal maanaam mu dem ba nekk un chef d'entreprise comme tey ñun duñ ko nekkee mu yor propre bureau mais toujours on travaille en synergie donc loolu mooy li nga xam ne mooy cérémonie bu ñuy waaj a def nii. waaw Jean Paul dama dégg léegi si spot bi boobu su ne lan gratuitement la wax maanaam kenn du joxe dara am. wala waaw mën nañu leeral foofu tuuti. effectivement donc loolu lu am solo la mooy suñu formation amul fay. amul fay maanaam doo ci fay dara. dañ lay former gratuitement et amaat leneen lu ci nekkaat. mooy non seulement dañ lay former gratuitement mais yaa ngi liggéeyaale aussi di am as tuut yoo xam yaa ngi koy am bu weer bi dee. kon loolu mu nekk loo xamante ne lu am solo la kon non seulement fayoo ñu ngi lay former mais aussi yaa ngi ci amaat leneen. léegi pour bokk ci naka ngay def. bon pour bokk ci nag leen kese la mooy xanaa nga ñëw ñu xool la parce que c'est pas da ngay ñëw rek daal di ci bokk. d'abord bu yàlla taxee ba nga ñëw ci ñun. wuus si liggéey dañ lay njëkk a jaarloo fi ñëpp jaar mooy nga remplir ay critères remplir ay fiches ñu xool boo xam fan nga dëkk ak yëpp suñu dossiers yi ñuy soxla ci yow yëpp nga andi ko. boobaa aussi ñu dem la xool
boo xam ndax yow dinañ la soxla mooy lu ñu wax test. loolu dinañ ci ñëw je ne sais pas. mais quand même mu nekk loo xamante bu ñu demee ba defal la test ba xool boo xam ne yow mii war nañ la mën a jël ci liggéey bi foofu nag ngay duggee ci liggéey bi donc dugg ci liggéey bi ñu nga door a commencé nag di liggéey ak ñun di def aussi maanaam ñu lay former en même temps mais aussi ngay liggéeyaale donc di am dara. nga continuer ci formation bi di liggéeyaale loolu moom moo nekk. li nga xamante mooy premier pas yi. mooy foofu nga jaar bu dugg ci biir. vraiment structure bi. voilà comme dañu fas yéene ànd lu toll si ñetti weer dañuy soog a tàmbali critères yëpp dinañ ci ñëw mais li am solo tey ji moo di cérémonie graduation bi waaw formation bi ñaata at la temps bi. bon Cheikh wax de voilà très bien c'est important. parce que question la boo xamante ne ñu bëri dañ nañ ko faral di questionner. mais def fekk aussi formation bi amul loo xamante ne dañ la wax temps fixe la. donc da nga war a liggéey wala nga war a def formation bi en temps non amut. donc ça dépend nag de la personne da nga gis koo xamante ne balaa muy nekk leader. dana am 1 mois. bu nekkee ci liggéey bi ñu di koy former 1 mois mu door a nekk leader. nga gis koo xam dana am 3 mois pour nekk leader nga gis koo xam dana am vraiment 5 mois pour nekk leader gis nga ko. noonu la avancement bi demee aussi. donc lépp loo xamante moom noonu la avance ba demee mooy nit ki da ngay liggéey ñu lay former ba gis na yow mët nga phase tàngam ñu yóbbu la ci phase boobu mën na gaaw ko mën na yeex mais lépp lu ñu soxla ci nit ki mooy na gëm boppam am patience lépp loo xam moom la ci soxla mën na yegg si. léegi ñu ñëw xam naa ngir ferenkulaay première partie tey bi maanaam mën nañu am chronogramme cérémonie suba bi lan la exactement. c'est vrai wax ngeen ni dañuy ñëw sargal ay maanaam leader ak yooyu sur le thème retour des valeurs mais exactement dañu bëggoon xam c'est quoi la cérémonie suba la à 16h ci Shams Prestige fii moom moo nekk wetu Croissant Magique ah. maa ngi jégalu ci publicité bi mais dafa am ñaari Shams moo tax xam nga am na bële. boo resto la mais Prestige moo nekk rue Sans Soleil. c'est bon à préciser. c'est quoi exactement. ok donc avant may revenir foofu sax pour dolli tuuti ci li nga xam ne moom la. Jean doon wax. effectivement déjà lu ñuy wax ci valeurs yi foofu lay tàmbalee parce que boo xoolee suñu critère de sélection dañuy wax ne ci base bonne attitude la maanaam comportement bu baax voilà ci loolu la ñuy basé wu pour jël la kooku benn ñaareel bi aussi mooy comme lu mu la wax ci côté avancement bi dafa am plan de carrière mais il y a des critères écrits noir sur blanc tout dépend de la capacité de la personne maanaam nit ki ci capacité ci li mu mën non nu mu ñëwee rek noonu la ngay avancer parce que boo atteindre sa objectif da nga koy xam parce que bind nañ ko. donc boo ko remplir dañ lay jox sa cër maanaam du ñu xaar sax yow ngay réclamer say devoir. dès que nga def sa devoir rek dañ lay jox say droit du la xaar nga réclamer say droit du moins. donc boo ñëwee aussi par rapport ak comme ni nga ko waxee chronogramme bi ci wàllu mise en place. parce que événement bi boo gisee ñu jox ko dimension bi mu am. c'est pas la première fois ni la deuxième fois ñuy def ay nomination mais dañu bëgg léegi ñi nga xam ni ñooy les autorités locales et administratives religieux yu nekk ci zone yi nga xam ne am nañ fa bureau ñu xam un peu structure yu mel ni importance bu mu am ci gox bi. ak tamit lu muy liggéey ci gox bi depuis certain temps moo tax ñu def ko mu nekk cérémonie boo xam ne dañ ko yóbbu ci niveau boo xam ne macha allah. niveau bu xaw a kawe la moo tax communication bu ñu ciy def ñoom ñu def ko ci. moo tax ci loolu dañu sàkku ñi nga xam ne ñoom ñooy invité d'honneur yi. ñu mën a teel a ñëw pour ñu am échange bu ñu mën a def avant sax ñuy jublu ci biir moo tax à partir de 12h Shams dinañu ibil. ay portam pour dalal les invités d'honneur de 12h à 15h. yëfu séeréer yaa ngi fa ak yëfu bayeen. voilà donc à partir de 17h au plus tard. on démarre le programme bu ñu ko démarrer dafa am loo xam ne dëgg la tey structure bi am na ay jullit am na ay chrétien waaye dañu jàpp na lu baax du doy te tey mën na laal fi suba mën na laal fee mais pour ibbi jotaay bi dañu ne dañ koy ibbee ak lu ñuy woowee récital de Coran pour delloowaat nit ci yàlla ñu ko war a def nekk Serigne Modou Cissé bu ñëpp xam parce que day tajwid mu neex baat lool bu ñu paree ci loolu jox ki nga xam ne moom mooy le président le directeur général ñu koy saluer de passage muy monsieur Tete Amadou Ba mu def allocution dalal ñi nga xam ne ñoom ñooy gan yi
bu ñu paree ci loolu am na benn allocution parce que BGV dañu taxawal aussi beneen association bu ñuy wax APEJ pour ñëw jàppale ANPEJ ci mission APEJ mooy association pour la promotion de l'emploi des jeunes. Donc pour permettre ñu réfléchir ci yenn créneau d'emploi pour jàppale ndaw ñi donc am na représentant muy le secrétaire général monsieur Diop dina ci jël kàddu wax ci. En dehors de ça aussi cérémonie bi dafa nekk cérémonie boo xam dañ ko sekk ak suñu yeneen nawle. Parce que à part BGV DDM macha allah dañu créer le réseau Sen Marketing Distribution. bi nga xam ne tey jii FGV bi nga xam ne tey jii ki nekk njiitu BGV TAB mooy njiitu kuréel googu donc moo tax dafa am benn représentant boo xam ne aussi dina ci jël kàddu wax ci tur loolu bu ñu paree ci loolu nag. c'est la ñuy def animation bi aussi bëgguñu ko dugal ci cadre folklore rek. waaye dañu jël macha allah ay jàngkat yoo xam ni seen baat neex na di ñëw rehausser tuuti xew bi. joxe li nga xam ne moom mooy seen partition ñu ciy xaar Abdoul Aziz Mbaye mi doom Mbaye Dondé mu neex baat. ak yeneen daanaan yoo xam ne dinañ ñëw pour def foofu dina def benn pause bu ñu paree ci loolu nag si la ñuy jublu ci li nga xam ne moom mooy. cérémonie bi maanaam nomination bi. am na vidéo présentation bi ñuy jàllale pour assistance bu ñëw mën a xam ñi ñuy nommé ak tamit seen jaar-jaar xamaale tamit liggéey bu ñuy liggéey lan la parce que ñun nii wax nañ ko d'une manière théorie mais boo fa ñëwee xool image bi di nga am une idée. ci côté pratique bi. donc buñ ci paree ñu jël témoignage parents yi. parce que tamit ñi nga xam ne ñoom la ñuy nommé. seeni waajur dinañ ñëw def seen témoignage. bu ñu paree ci loolu ñu leen di tàggat tamit ci bureau yi muy gérant yi njëkkal ñoom itam dinañ def témoignage ci ñoom bu ñu paree nag comme wax dëgg yàlla daam ñu ñuy gungee ci événement bi suñuy partenaire comme di ñu ko may ñu mën leen citer amul problème Senicom TV mi ci la bokk muy Aziz di jiite ko macha allah muy jàpp bu baax ci liggéey bi ak waa Teranga Fashion ñoom tam dañ ci dugal seen loxo parce que ñoom ñoo fas yéene solal ñi nga xam ne ñooy nominé yeeg ak les acteurs y a aussi Repro Service aussi ñi ngi ci biir partenaires yi ak ñoom ñëpp dinañ leen may possibilité ñu exprimer wu wax un peu li nga xam ne moom mooy seen service donc bu ñu paree ci niveau boobu nag si la ñuy def ay remise de cadeau. loolu tamit bu ñul ñàkk parce que xew-xew la yoo xam ne dañuy bëgg di bëggalante. neexalante yooyu voilà remise de cadeau yooyu buñ ci jàllee ñu soog a jox parole ñi nga xam ne ñooy autorités yi. ci autorités yi nag ñu ngi ciy xaar le maire ñu ngi ciy xaar le gouverneur. ñu ngi ciy xaar le préfet ñu ngi ciy xaar aussi yeneen kilifa diine yoo xam ne ñu ngi fi vraiment ñu ngi ciy xaar les directeurs de ANPEJ ak ARD. ñoom ñëpp ñu ngi leen di xaar parce que ñoom ñëpp dañu am cër ci li nga xam ne moom mooy événement bi. donc te macha allah seen place bi ngi fa donc dinañ ci jox kàddu ñooñu tamit ñu yëkkati wax ci nga xam ne moom mooy seen kii surtout nag monsieur le maire moom këram la dëkkam la donc war na fa mën a teew ah. voilà donc bu ñu paree ci loolu nag si la ñuy jublu nomination bi. jox leen li nga xam ne mooy seen lijaasa bàyyi leen ñoom itam ñu wax tuuti lan ban pressentiment la ñu am ci nomination bi nga xam ni jot nañ ko. bu loolu lépp jeexee nag ñu terminer ko waat en beauté avec animation religieuse pour mën a jeexal xew bi. voilà donc ci gàttal daal. di lañ ko bëgg a tëralee ñaan yàlla nag jox ñu ci ndam bu mag a mag a mag. incha allah bu sut suñuy njort. incha allahu rabbi ci liggéey bi incha allah. voilà première partie bi jeex ma bàyyi monsieur Ndiaye. oui Ndiaye waaw ñu tëj parce que xam naa ne waxtu bi xoj nañu wéy. ok donc bien sûr déjà lépp sax monsieur Diallo wax na ko. dafa nekk loo xamante ni lii chronogramme la boo xamante ne dañ ko andi noonu lañ ko nar a doxalee ci kattan yàlla ba nga xamante ne donc képp ku fi nekk war na déglu aussi loolu xam ne aussi ñun donc dañ ñëw pour aussi am la ñu apporter parce que programme bi programme la pour Thiès. programme la pour dëkk bi lépp ok pour Sénégal kon lii moom la ñu fas yéene andi ci kattan yàlla donc loolu rek laa bëggoon a yokk quoi. Aziz voilà on ferme voilà. voilà DJ Mbaye xanaa di rafetlu invitation bi parce que wax dëgg yàlla plateau bi permettre nañu ñu def une communication. n'est-ce pas donc une communication par rapport à l'événement n'est-ce pas donc inviter toute la population de Thiès. di inviter également les jeunes donc de la population de Thiès ñu ñëw ci journée bi parce que découvrir li ñuy def waaye également saisir l'opportunité d'emploi bi nga xamante ne
BGV TAB mu ngi leen koy indil. Donc j'invite tous les jeunes de Thiès à venir découvrir li nga xamante ne moom la ñuy def au Sams Prestige, n'est-ce pas, saisir l'opportunité d'obtenir un emploi. Merci. mbokki Thiès xew-xew bu mag waa BGV TAB di structure buy tàggat ndaw ñi gratuitement ci ay valeur ngir ñu mën a doon seen propre chef d'entreprise ñooy amal cérémonie de graduation bu mag de ces leaders sous le thème retour des valeurs fële ca Sams Prestige kañ lay doon le dimanche 29 octobre à partir de 15h sous la présence des autorités administratives locales et religieuses. Donc à vous la jeunesse thiessoise, appelez vite au 77 367 86 10 77 367 86 10 ou le 70 657 49 74 ngir ñu mën la former ba noppi nga liggéey doon sa chef entreprise bu bopp. Occasion bi benn la du doon ñaar. BGV TAB moo leen di gunge former leen ba noppi jox leen ay produits ngeen dugg ci marché bi doon yéen seen propre chef d'entreprise moom seen yëfu bopp. En même temps, pour avoir une bonne santé avec un produit de complément alimentaire Sen Roi de la force et les pommades de cheveux Aïcha nga xam ni seeni éléments yi am nañ ko. Képp ku ci bëgg am lu la leer wooteel ci 77 367 86 10 wala 70 657 49 74 dimanche 29 octobre à partir de 15h ci Sams Prestige. bés bi du yomb kon mbokki Thiès yéen a aye te ko ayewal sa moome. Sud FM, toujours à vos côtés.